El Hadj jàppoon na ko ak Amadou ak ñi nga xamante ni ñoo toog di seetaan mooy surtout appareil échographie bi nga xamante ni barki Dembo Ndiaye ay partenaires u Michel Maire indi nañ ko fi muy ay italien ñu teg ko fii ci maternité bi ba nga xamante ni tey jigéen joo xamante ni amati nga problème mu échographie da ngay dem maternité rek nga def ko fa dootoo dem Thiès dootoo dem Xombol donc loolu lu am solo la aussi ci bilan bi. ok kon ñu jëm ci li jëm ci wàllu agriculture ak élevage maanaam ci li jëm ci wàllu élevage yi ñu wax ni monsieur le maire jëndoon na aussi ñaari téeméeri xari tilabéer ak ñaari géniteur maanaam ay ñaari kuy yoo xamante ni ñoo war a tëbu tilabéer yooyu pour que ñu mën a suñu amee ay meññeent loolu ñu jox ko ñeneen nit comme ça di ko paasante seen biir ba ñëpp mën a am ci raasu xar yooyu mën cee jëriñoo loolu tey defe naa ni ñaari téeméer yooyu bu ñu doon xayma tey bu fi sëñ Dan nekkoon tey ñu doon xayma tey defe naa ni ñaari téeméer yooyu war na mën a tripler li nga xamante ni moom lañ ko jëndee woon. tey je crois que ni biñ ko fi implanté ba léegi war na ma 2 ans à 3 ans donc tey loolu ñu jëndoon war na mën a tripler te mi ngi circuler ci biir askan wi nga xamante ni bu amee nga jox kële bu amee jox kii ainsi de suite donc loolu doon loo xamante ni lu am solo te loolu monsieur le maire moo ko fi réalisé. te ci kaw loolu aussi bi ñu jëndee xar yooyu aussi bénéficiaires yi ñi nga xamante ni dañ leen doon jox xar yooyu dañ leen a defal formation. former leen naka la ñu war a téye xar yi naka lañ ko war a entretenir donc loolu aussi doon loo xamante ni lu am solo la waaye it am na kenn seen biir ku ñu tànnoon koo xamante ni defal nañ ko formation pour mu mën a xam pierre à lécher naka lañ koy mën a defaree donc loolu aussi doon lu am solo la pierre à lécher boobu ñu doon jënd di ko jënd ci vétérinaire ak yooyu am na koo xamante ni jàngal nañ ko pour que moom mu mën koo defar mais mu mën ko sottiwaat askan wi pour askan wi mën koo defar. ok donc am na aussi installation benn ferme agricole boo xamante ni waa kii benn partenaire monsieur le maire boo xamante ni mu waxtaan ak moom mu ñëw implanté wu ci gox bi muy ñu koy woowee Fadema di employé aussi nit ñu bëri. maanaam tey ay saison bu ubbee jigéen ñi góor ñi la fay dem ci aw nit di fa dàq seen wërsëg kenn xamul ni mu toll te loolu macha allah monsieur le maire moo fexe ba kooku ñëw implanté wu fi mais am fi njëriñ lool ndax bi mu ñëwee jàppale na ko ci ab rang-rang boo xamante ni dugg na foofu wax dëgg yàlla mu doon loo xam ne lu am solo la ci gox boobu waaw. Subvention aussi aliment de bétail bi aussi am na ci boo xamante ni monsieur le maire fexe na ba nga xamante ni chaque année dinañ ko ravitailler aliment de bétail boo xamante ni dañ ko subventionné ba nit ñi di ko mën a amee à un prix abordable mën a yore jur gi waaye it intrant yi nga xamante ni dañ ko subventionné chaque année mu ñëw pour que baykat yi mën koo jëriñoo mën a bay seeni tool loolu aussi doon loo xamante ni lu am solo jàppo bu ñu jëlee ci wàllu li jëm ci wàllu ndimbalante ci wàllu koom-koom ci wàllu développement communautaire ak ci wàllu yoo xamante ni ay jumtukaay lañu wala ci wàllu formation ak li jëm ci wàllu protection civile maanaam naka la ñuy aaree doomu aadama yi loolu lépp aussi doon na loo xamante ni lu am solo lu ñu fi def parce que monsieur le maire réalisé na aménagement place publique bu jaayaan boo xamante ni partenaire bu ñu woowee PNDL moo ko ci jàppale mu réaliser place publique boobu à jaayaan à hauteur de 30 millions. li jëm ci wàllu état civil bi monsieur le maire fexe na ba informatiser état civil bu Thiénaba waaye it formé na agent yi nga xamante ni ñooy liggéey ci état civil boobu monsieur le maire aussi fexe na ba ñu defal leen formation bu dëgër macha allah réfection mairie et équipement
am aussi ay réflexion yoo xamante ni def na ko ci mairie bi waaye équipé ko aussi pour salle yi nga xamante ni surtout salle informatique boobu informatiser ko def fa ay clim et tout ça ba nga xamante ni dinañ mën a liggéey ci bu mucc ayib. waaye monsieur le maire aussi joxe na lu mat 9 moulins à mil ci village yi nga xamante ni ñoo nekk ci Thiénaba. Appui alimentaire de 40 000 francs par mois boobu maa ngi ko doon wax sànq ci mbas mi yàlla def na aussi def ci lëkkaloo woon ak plan ba nga xamante ni amoon na 213 ménages pendant 3 mois yoo xamante ni chaque mois daan nañ jot 40 000 francs par mois di ko dimbali ko loolu doon loo xamante ni lu am solo la loolu it mi ngi jóge woon ci digganteem ak plan ak consortium bi. Appuyé na fexe na aussi ba wut ay prêt ci pour groupement yi lu mat 60 millions yoo xamante ni dafa waxtaan ak benn partenaire benn banque IMSEC waxtaan ak ñoom ni leen nag samay jigéen samay ndaw dañoo bëgg a liggéey mais amuñu doole ma bëggoon ku leen jàppale dooleel leen ba ñu liggéey mën a yokk seen koom-koom mais yéen it mën a ànd ak yéen ci partenariat loolu waa IMSEC ñëw indil ko chèque gu 50 millions. ñu financé ko doyul monsieur le maire xëccaat seen mbubb ni leen kaay leen dolliwaat ma ñu dolliwaat ko 10 millions mu doon 60 millions yoo xamante ni tasaare nañ ko ci jigéen ñi ba léegi chaque le 10 ñu ñëw daal di fay si macha allah. li jëm ci média yi nga xam ne ñoo nekk ci localité bi média yu mel ni ay gindiku lu mel ni ay Thiénaba TV ak ñeneen Daoud TV ñeneen ñoo ñëpp monsieur le maire ren ji ku ci nekk am na loo xamante ne appuyé na la jox la ni la lii kat am dimbali kooku xëy na doole ji bëriwul waaye yéen it kat mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk te yéen information bu ñu am lu ñu bëgg a jàllale yéen a koy jàllale kon nag laaj na yenn saa yi ma geestu leen am nu ma def ak yéen kon ñoom it am na ay appui yoo xamante ni defal na leen ko. Monsieur le maire aussi yàlla dimbali na ko ci coopération ak état bi waaye it ci ndimbalu Serigne Thiénaba ànd nañu ba nga xamante ni fexe na ba benn caserne sapeur pompier am na fii ci Thiénaba ba defe naa ni kooku léegi ñu inauguré ko te xam nañu taxawaay yi nga xamante ne am na ko ci ak li nga xamante ni dox na ko ci ba loolu mën a doon réalité tey mu doon loo xamante ni demande la woon bu yàgg nit ñi soxla ko te tey yàlla def na incha allah loolu am na tey fii nga xamante ni poste gendarmerie parce que Thiénaba ku ne xam na ni laataa Ngoundiane doon am sax poste gendarmerie Thiénaba waroon na ko mën a am mais boobu ba léegi nit ñi bëgg ko amuñu ko waaye monsieur le maire yàlla dimbali na ko ci ndimbalam ba mu dox wax waaye it mu fexe ba nga xamante ni réfectionné na ay locaux yoo xamante ni dugal na fa ñooñu ba gendarmerie tey am na fii ci Thiénaba loolu doon loo xamante ni lu am solo la macha allah jërëjëf. 15 la fi ñëw actuellement mu ngi en cours jël 50 personnes 25 direct 25 indirect kon yooyu dafa jar a leeral quoi loolu rek la amoon si lu may wax di ko leer ak poste décaissé nag fu ba indi ko fi nga xam ne ñu bëree bëri tey fi la ñuy fayee ko suñu papa yi nga xam ne daan nañ dem Thiès ak Xombol léegi Thiénaba la ñuy fayee ko léegi mu ngi Thiénaba merci. ma guddal dafa am lu may dolli rek par rapport ak li Père Ada wax ci ñu ko mën di ko am ci commune Thiénaba chaque tabaski te booba Samba Ndiobène Ka bi mu nekkee ministre moom moo romb fi yor ripaas bi doon ko yóbbu monsieur le maire kar ko ci fulaam ak faydaam wax ak moom la muy wax ak moom ba chaque tabaski tey jii nii suñu ci accepté ripaas boobu day ñëw ci Thiénaba ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo yoree jur gi mu nekk lu am solo beneen bi ma ci dolli tamit aussi vraiment xam naa mooy nekk tamit aussi jàppale goo xam ni monsieur le maire jàppale na ko jigéen ñi bien avant muy àgg ci financement yi nga xam ne jox na leen ko mu nekkoon tamit aussi valeur yaakaar naa si je ne me trompe pas des chiffres plus de 500 000 francs yoo xam ne joxoon na leen ko 750 000 mu jox leen ko ñu jënde ko ay omo ak ay saabu di ko séddale ci seen biir ba tey jii nii vraiment tamit aussi jural na leen ngëneel yu bare beneen bi mooy bëgg a terminer rek dañoo wax ci wàllu social
vraiment ñu am ay témoins yu bëri yoo xam ne xam naa suñu ko doon wax fii nii mën nañ fi yendu mais dañ ciy citer rek par rapport ak li nga xam ne moo mujj muy ngelaw yi nga xam ne moo fi mujjee am kër yu bari seen ay zinc naaw ñii seen ay mur daanu yooyu yëpp mu am ci taxawaay yu am solo yoo xam ni vraiment yëkkati ciment bu bëri zinc xaalis lu nekk def ko ci loo xam ne bu ñu ko doon évaluer fii tey dina kawe trop mais xam naa duñ ci sori bu ñu bàyyee ba émission bi di àgg ci jeex du ñàkk daañu ci gën a dikkaat waaw baax na kon ñu tënk ko foofu rek. C'est vrai am na ci yoo xamante ni je crois Mambay bi mu ñëwee laal na ko ci Abdou Mbacké aussi laal na ko muy construction poste finance bi je crois que Abdou Mbacké wax na ko financement famille à hauteur de 60 millions ça aussi waxoon naa ko construction de magasin à la mairie am na magasin bu nga xamante ni maire moo ko fa tabax ci biir ak installation de 2 antennes Tigo ak Kër Yaaba ak Kër Yaaba ak Jaayaan ak installation antenne Orange Kër Xaar Jéy yooyu yëpp moom moo négocié pour que vraiment le réseau téléphonique gën a mën a nekk de qualité pour que nit ñi aussi fu ñu nekk mën di jokkoo noo xamante ni du am benn kii. Aussi on a eu aussi le rush des stations d'essence bi nga xamante ne am na fi station d'essence doon loo xamante ni chauffeurs yi yàgg nañ ko jàmbat yàgg nañ ko soxla mais mosuñu ko am mais monsieur le maire ba mu ñëwee macha allah ci ndimbalam ak ci négociation xam ne lii lu fi jaadu la lu Thiénaba war a am la ndax dëkk yëpp am nañ ko mu ne nag dinaa fexe ba nga xamante ni daañu wut ay partenaires yoo xamante ni dinañ mën fii tabax fi ay station ba nga xamante ni ku soxlaati essence doo dem Kër Mor Ndiaye doo dem fële croisement donc loolu aussi ci ndimbalam la mu doon loo xamante ni lu am solo la voilà donc ñu ñëw ci programme en cours de réalisation maanaam li nga xamante ni moom lañ na naal ni moom la ñuy def ak li nga xamante ni aussi xalaat nañu bu ñu yàlla dimbalee incha allah ba joxaat ñu ñun ñu mën a eggale yenn yi am yeneen yoo xamante ni aussi incha allah mën nañ ko commencer wax nañ ni aussi incha allah bëgg nañu installer benn cadre technique de réflexion de négociation et de coopération pour un développement durable maanaam dinañu tànn ay nit ñoo xamante ni nit ñu xereñ lañu ñu influent lañu aussi ci seen gox ñoo xamante ni ñu ami xalaat lañu ñoo xamante ni dañ leen fiy teg nit ñooñu mën na doon góor mën na dooni jigéen mën na dooni ndaw mën na dooni mag ñooñu su boobaa monsieur le maire dañuy doon benn bras technique am moo xamante ni mën na à tout instant di leen consulter waaye ñoom it mën nañu di liggéey di xalaat ci seen biir ba lépp loo xamante ne am nañ ko xam ni lii su ko monsieur le maire ak équipe am jëfandikoo mën na leen jëmale kanam mën na leen jàppale incha allah rabbi ba nga xamante ni dinañu am lu bëri loo xamante ni mën nañ ko réaliser kon loolu doon na loo xam ne lu am solo la xalaat nañu aussi incha allah rabbi tabax benn magasin bu mag boo xamante ni digne de son nom parce que Thiénaba yeeyoo na loolu boo xamante ni magasin boo xamante ni incha allah dinañ ci mën di stocker bépp denrée boo xamante ni mu jëm ci wàllu jiwu wala mu jëm ci wàllu ay denrées yoo xamante ni dafay ñëw parce que on sait jamais loolu lépp dañ koy prévoir su boobaa foofa lañ koy denc incha allah rabbi bëgg nañu aussi incha allah rabbi bu ñu yàlla dimbalee ñu tabax ay tribune ci stade municipal bu Thiénaba loolu dafa doon loo xamante ni lu jaadu la stade bi yàlla dimbali nañ ci def nañ ci grille de protection mais wax nañ ko xale yi monsieur le maire wax na ko ci coupe maire bi nee na leen bàyyeeguma leen incha allah rabbi dinaa leen defal ay tribune ci terrain bi ba terrain bi nuroog incha allah rabbi ab terrain yi nga xam moo nekk ci taax yi dootu leen ñee ci terrain ci biir monsieur le maire nee na la ma ca mébét nañu waxagum tribune yi mais la ma ca mébét bëri na parce que bu ma sañoon bu ma paree ci tribune yi dinaa fa def terrain multisport jëm ci wàllu basket handball ñooñu ñu dóoral leen ci biir terrain bi ñu defal leen fa benn plateau mais aussi
bëgg naa incha allah def fa ay projecteur te loolu lépp étape la mais bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam mooy tribune yi incha allah bëgg naa bu ñu joxaatee ñu réaliser ko bu soobee yàlla. Programme écologique plan commune verte là aussi bëgg nañu aussi organiser wu waaye bëgg nañu aussi def partenariat ak eaux et forêt waaye ak partenaires yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi ba nga xamante ni dinañu reboiser waat maanaam jëmbat ay garab mais lëkkaloo ak pourquoi pas étudiants yi ak mouvement de jeunesse yi pourquoi pas ak équipe de football yi ASC yi ñu fexe ba nga xamante ni daañu leen organiser ñu jëmbat ay garab yoo xam ne dañ koy normaliser mais dañ koy responsabiliser équipe bu nekk pourquoi pas ñu responsabiliser ni la yow war nga jëmbat tant de garab mais war nga ko suxat mais ci biir ñu def ci compétition boo xamante ni suñu defee évaluation équipe bi nga xamante ni moom moo ëpp garab yi rëcc waxuma garab yi mu jëmbat de mais garab yi rëcc par exemple bu ñu ne woon ASC bu nekk day planter 20 garab mais suñu demee ba ca cappaandaw la ba ca déwén sa daañu def évaluation bu ñu gisee ni ASC Kër Mori moo ëpp garab yi nga xamante ni moo rëcc ci li mu jëmbatoon kooku maire nee na am na njukkal boo xamante ni bu soobee yàlla bu boobaa dinañ ko defal sargal ko ba incha allah ñeneen ñi mën koo roy ci loolu parce que loolu ku ne xam na ni garab dafa bokk ci dundu doomu aadama garab dafa doon li nga xamante ni mooy aar sunu alam bi mooy aar sunu dund parce que bari na loo xamante ni tey mi ngi ñëw mi ñuy dal mbaa ay jéeye yooyu am ñàkk garab wala di gor garab yi moom moo koy indi mais loolu monsieur le maire nee na daf cee bëgg a taxaw lëkkaloo ci ak eaux et forêt lëkkaloo ci ak ASC yi lëkkaloo ci ak mouvement yi ak groupement de femmes yi ba loolu incha allah rabi mu doon loo xamante ni dañ koy régler définitivement. Monsieur le maire aussi bëgg na ak partenariat am ak UCG ñu recruter waat 20 jeunes dolli leen ci jeunes yi nga xamante ni ñi ngi nettoyer di bale dëkk bi pour que ñooñu it ñu mën leen a tasaare ci biir commune bi ñu mën di def liggéey bu mucc ayib. bëgg na aussi ñu tabax benn centre de santé moderne kooku coopération ak italien yi nga xamante ni yàlla def na ni ñëwoon nañ fi ba indil ko échographie mais ci sunu ndimbalu aussi sunu partenaire sunu collaborateur Daouda Diop mi nga xamante ni aussi moom it mi ngi doon liggéey ak yenn communes yu nekk en France ak en Italie donc loolu it bëgg nañu incha allah réaliser centre de santé moderne boo xamante ni digne de son nom parce que Thiénaba daf ko war a am Thiénaba centre de santé la war a am parce que tolluwaayam moo egg foofu loolu aussi bëgg nañ cee liggéey bu baax pour loolu mën a am. bëgg nañu aussi tabaxaat benn forage bu bees loolu moom dañ ci am ndigal parce que le directeur hydraulique moom dañoo dem ba toog ak moom fekk jaar nañ ci ministre bi waxtaan ak moom au téléphone mu orienté ñu bi ñu demee ñu ni ñoom léegi daal xam nañ ni Thiénaba am na jafe-jafe ndox malgré lépp li ñu def effort yi ñu def ci gàmmu gi kon léegi accordé nañ ñu forage ak château d'eau incha allah rabbi en 2022 ci premier semestre bi dinañ ñu ko defal bu soobee yàlla. Construction de piste de production Thiénaba Diayane Kiyel yàlla def na monsieur le maire loolu doon doléance bu yàgg ku ne xam na ni le président Mbaye Samb moom moo fi defoon ay kilomètres latérite bi muy ñëw mu yam xay gi ci école xay bi boo demee daanaka fa la yem mu def effort yu macha allah yu am solo ba yàlla yamale ko foofu bu fekkoonte ni xëy na ñeneen ñi ci topp ku ñëwit def loolu yàlla def na mu sori waaye nag doole yamul yàlla def monsieur le maire moom mu dem négocier ak waa FERA Fonds d'entretien routier autonome ñu doon ay partenaire am ñoo ko jëlal xale yi nga xamante ni ñooy bale mbedd yi ak jigéen ñi ñooñu la waxtaan ak directeur bi
kooku ni ko bu soobee yàlla dinaa la jàppale ci tëli boobu nga xamante ni yaa ngi koy jàmbat boobu ba léegi te mu doon loo xamante ni population yi ñu ngi koy laaj ku ne xam na ni secteur boobu lu ne dina fa ñore muy kaani muy batañsi muy jaxute muy suppame yu baax ci njaayeen yooyu yëpp foofu lay ñoree mais ñun nii duñ ko gis déele la ñuy awee dem yóbbu ko Thiès parce que fii amul yoon bu baax woo xamante ni mën nañ koo génnee Thiénaba kon dañuy awee secteur bële yóbbu ko Thiès mbaa ñu yóbbu ko Tivaouane donc loolu tax na ba monsieur le maire ni lii moom dinaa ko def sama cheval de bataille dinaa ci gar sama tànk lu ma ci mën a def dinaa ko def ba yàlla dimbali na ko ba semaine bii passé def nañu dépouillement bi c'est à hauteur de 200 millions lañ ko war a réaliser piste buy jóge Thiénaba jaar Bangaaj dem Jaayaan dem Kiel donc loolu doon na loo xamante ni lu am solo la te defe naa ni population yooyu ñoom dinañ kontaan ci loolu parce que yàgg nañ jàmbat lii. aussi xalaat nañu créer benn marché moderne boo xamante ni léegi ku ne xam na ni jamono léegi dafa dafa ubbeeku jamono dafa ubbeeku léegi nit ñi daanaka seenum njaay nañ koy defee daanaka ci biir internet la ñuy jaayee def sa portable publicité ni lii laa bëgg mais loolu aussi lii laay jaay waaye loolu aussi boo ko defee war nga am marché boo xamante ni soo ko waxee nit ki aussi bu commandé la mu commandé mu mën ko faa fekk ñu bëgg na créer benn marché boo xamante ni digne de son nom nga xamante ni incha allah rabbi loolu lépp dinañ ci mën a engagé ay jeunes ak ay femmes yoo xamante ni fii lañ dëkk ñu mën faa nekk di fa jaay mu doon lu mucc ayib. aménagement du territoire et voirie aussi fexe ba nga xamante ni daañu aménager waat territoire bi délimiter ko mais defal ko plan mais pourquoi pas defar voirie bi lu demee ni maanaam defaraat chaussée bi ak yooyu pavage yi yooyu yëpp ñu defaraat ko mu doon loo xamante ni dafa jaadu ci Thiénaba dafa jaadu ci li ko wër donc loolu lépp war nañ ko defar mais doon na loo xamante ni it ñu ngi koy waxtaanee ak partenaires yi et incha allah rabbi am nañ ci yaakaar ni loolu lépp dina ñëw ndax li indi piste bële moom mooy indi lii aussi ñu mën a accompagner élèves yi maanaam élèves yi ak étudiants yi ni ñu leen di accompagner ñu gën ko renforcer partenariat boobu entre élèves yi entre étudiants yi ak mairie bi ñu gën ko jegeyoo gën ko renforcer ba nga xamante ni ñoom ñaar seen partenariat dina dem ba doon loo xamante ni peut-être élèves yi am na foo xamante ni ñooy taxaw sax di wax ci turu mairie bi mu doon loo xamante ni lu am solo lay doon mais aussi prévoir nañu benn lycée professionnel moderne parce que ku ne xam na ni léegi maanaam mën nga jàng ba am say diplôme te xëy na liggéey du la yomb mais ñun ñu xalaatoon ni su ñu amoon benn lycée professionnel lycée boo xamante ne ay métiers lañ la cay jàngal ba nga am say diplôme soo génnee rek même buñ la employé wul yow da ngay daal di mën a créer sa benn bërëb boo xamante ni da nga fay liggéey di fa employé ay nit mais di génne koom boo xamante ni day jëm ci yow jëmaat ci gox bi. aussi bëgg nañu aussi infrastructure routière yi ñu seet naka lañ ciy gën a mën a taxawee ba mu gën a bëri clôture terrain de football bu jaayaan aussi loolu financement bi génn na yàlla def na ni financement boobu aussi génn na muy clôture terrain bu Bangaaj kon loolu aussi bu jaayaan du moins bu jaayaan kooku financement bi génn na loolu it incha allah fas yéene nañu en 2022 incha allah ñu réaliser ko ci premier semestre yi. Action citoyenne parce que nag war nañ gën a mën a waxtaanaat gën a mën a tabaxante ci sunu biir dimbalante ci sunu biir ci jokkoo ak i xalaat fexe aussi ba nga xamante ni gën a defaraat sunuy toogaay parce que nag defe naa ni lépp aussi waxtaan la pour que ñuy waxtaan ku ne xam ni lii la ñu war a def lii waruñu ko def loolu dafa am solo dafay point boo xamante ni dañ koy faral di néewal mais day point bu am solo mais buñ koy waxtaanee ci penc yi di ko waxtaanee ci kër yi di ko waxtaanee ci jataay bu ñu mën a am
yàlla mën na ni def ñu tabax benn citoyen boo xamante ni bu ëllëgee moom mooy ñëw téye Thiénaba waaye téye ko téye bu mucc ayib téye boo xamante ni macha allah yeneen dëkk yi yeneen gox yi yeneen communes yi dañuy roy ci Thiénaba parce que loolu moo jaadu Thiénaba royuwaay la mais sur plan bii nag nga xamante ni moo jëm ci wàllu li nga xamante ni moom la ñuy doxalee Thiénaba loolu aussi war na ñun ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi ñu gën cee taxaw ba nga xamante ni incha allah yeneen kii dañuy gën a roy. ku ne xam na ni gaaru Thiénaba ku ne xam na ni mu mel mais dégg nañu ñun ñëpp ni le président de la république am na programme spécial pour dekkalaat raay yi mais ñun it war nañu xalaat ñun balaa boobu lan la ñu mën a def ci gaar bi ba nga xamante ni bu ëllëgee loolu doon njëriñ ci Thiénaba parce que président du lancer programme moom rek ñun ñu toog di xool ba mu ñëw nañuy xalaat ñun ñëpp ensemble ku ci nekk xalaat boo am xel moo am ñu toog waxtaane ko ba bu ëllëgee ñu mën a créer loo xamante ni su gaar bi ñëwee Thiénaba dina ci gën a mën a gis boppam dina ci gën a mën a profité incha allah rabbi donc wax naa Thiénaba route Thiénaba Diayane Kell programmation agrobusiness auto-entrepreneuriat et de subvention start-up maanaam il faudrait que ñu lëkkaloo ak ay kuréel yoo xamante ni lu mel ni IMSEC bi ñu ko defalee ak jigéen ñi ak yeneen pour que ñu fexe encadrer góor ñi encadrer jigéen ñi ci li jëm ci wàllu mbay mi ci wàllu transformation bi ak yu demee noonu mais loolu lépp ku ne xam na ne xaalis moo koy def donc il faut ñu wut ay kuréel yoo xamante ni ñooy gunge suñu jeunes yi ñooy gunge suñu femmes yi ci loolu pour ñu mën a am seen entrepreneur bopp. entrepreneuriat léegi da ngay gis koo xamante ni daanaka entreprise la yore mais ab ordinateur am lay yore mooy entreprise bi fii lay toog di liggéey loo xamante ni ka yore ay jumtukaayam yore ay yeneen ak yeneen li kii di liggéey sax moom du ko liggéey parce que ma ngay jokkoo ak waa bitim réew ma ngay jokkoo ak ñeneen ma ngay liggéey boo xamante ni bu am solo la te loolu ñun ñoo ko war a promouvoir suñu gox bi ba nga xamante ni ki amul njëgu am ay jumtukaay ay engin lourd wala leneen mais am na ordinateur am bi loolu mën na ci liggéey loo xamante ni mën na ko indil koom mais mën na ci employé ay nit mais mën na indil koom goxam bi nga xamante ni fi la nekk. Construction d'une maison des archives de la commune maanaam tey Thiénaba ku ne xam na li mu représenté ci Sénégal donc tey war nañu am te bu ñu yàlla dimbalee ak ndimbalu le professeur Daouda Diop mi nga xamante ni macha allah xelam màcc na ci yooyu ñu mën a am ay archives bi nga xamante ni mooy archive commune bi loolu doon na loo xamante ni lu am solo lay doon aussi numérisation des actes de l'état civil parce que ku ne xam na ni léegi xarala yu bees yi dem nañu ba nga xamante ni maanaam nit ki boo toogee nga nekk foo xamante ni fu xaw a sori la wala fu enclavé boo tapé sa portable war nga mën a scanner sa acte d'état civil génne ko li nga ci mën a def li nga ci war a def wala li nga ci bëgg a def nga dem def ko ci te du la jaral yenn déplacement yi wala yu demee noonu loolu lépp aussi ñi ngi ciy xalaat en collaboration avec Daouda ak ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi ñuy jàppale pour que loolu lépp ñu mën koo def. Création d'un conseil municipal des enfants parce que loolu aussi doon na loo xamante ni dina gën a mën a encourager élèves yi mais dina leen gën a mën a jegeloo aussi mairie bi pour que bu ñu demee ci milieu scolaire bi seet élèves yi nga xamante ni les meilleurs élèves ñooñu ñu créer leen benn conseil municipal ci biir école bi ci élèves yi seen bopp dina am le maire ci biir dina am ses collaborateurs ci biir ak yooyu ñoom it ñu am loo xamante ni dañ leen koy jàngal
te mu doon loo xamante ni dina am apport bu am solo boo xamante ni dina leen ko indil mais dina doon motivation source de motivation ci élèves yooyu nga xamante ni mu doon les meilleurs yi nga xam ne ñi ngi tànn ci école bi te bu boobaa seen yeneen morom yi aussi dinañ leen gën a mën a roy ci loolu. Aussi ñu fexe ba nga xamante ni dañuy fexe subvention des meilleurs daara de la commune. loolu en collaboration ak association des daara de la commune la ñu bëgg waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni chaque année dinañ seet daara bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo ci gën a xereñ wala moo ci ëpp élèves yoo xamante ni macha allah génn nañ ci daara boobu ñu seet ñoom ñooy xam formule bi ñu koy defee ñu seet naka la ñuy defee ba indil leen benn subvention. mais ñu créer maison des citoyens parce que xamante ni boobu ñëpp a koy bokk jigéen ñi. góor ñi jeunes yi ndaw ñi maison boobu bu fi nekkee mu doon infrastructure boo xamante ni ñoom ñëpp ku ci soxla loo xamante ni war nga ko fa def incha allah ci maison boobu ngay jubali mën ko def te du am benn problème. waaye it ñu xalaat mairie bii incha allah rabbi bu ñu yàlla dimbaliwaatee ñu toog dañu ko bëgg a réfectionné waat defaraat ko parce que mairie Thiénaba war na taxawaay boo xamante ni ñëpp war nañ ko ràññee ku romb di nga gis ni fii mooy mairie bi incha allah rabbi kon vraiment ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm obrigado gracias gorayɓe meyt agat danke gracias donc jërëjëf. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. ñu ngi door di sant yàlla di julli ci sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Baye Assane Seck Mori Ngone di ko ñaanal yan bi nga xam ne yenn na ko yàlla may ko ci ndam ci zahir ak ci baatin. xam naa ne sama mbokku njaayeen yi seen biir yi ñu ngi rës waaye léegi mu jeex dafa am rek lu nga xam ne bëgg naa ko ci joxol xam naa ne sax sa njàmbe ñu ci bëri nañ jaaxle parce que ñu bëri dañ naan historien donc man suma thèse bi ma mujjee bind ci 2011 dafa nekk lu nga xam ne ñett ci laa liggéey muy histoire économique quantitative muy maanaam histoire di wàllu taarix wolof gën koo xam ci mboor économie ou macroéconomie lu jëm ci koom ak statistique wàllu natt ak wàllu naal donc loolu ci laay def enseignement ñu koy wax njàngale ak recherche nga xam ne mooy gëstu. ma gis ne ci wàllu économie cyclique ñu ngi ciy liggéey bu am solo maanaam mu nekk koom bu nga xam ne du dara lu ñuy sànni recycler ndax léeg-léeg poubelle dañuy yaakaar ne lu ñuy sànni ci biti la waaye poubelle ci biir kër yi la jógee te boo ko recycler mu ngi mel ne bouteille bi nga xam ne ci laa naan su ma ko sànnee na nga jàpp ne ki jaay bisaab par exemple mun na ko jël def ci bisaab jaay ma ko mu ñëwaat ci man donc mbalit mi ñu ngi ciy liggéey ci li nga xam ne mooy recyclage pour que foofu aussi di indi koom di dem ci mairie bi di permettre aussi xale yi man cee liggéey. ci wàllu sport alors am naa chance liggéey pendant 2 ans ci mairie bu ñuy wax Shilti Game ci Strasbourg ñu ngi def ay jéego donc pour que ci wàllu sport mu nekk maanaam beneen école de la vie parce que sport nekkul rek jongante mais sport dafa laaj lu mel ni formation dafa laaj aussi ñu xuus ci wàllu aada ñu gën ko xam ci culture loolu it ñu ngi ci liggéey bu am solo. alors xam ngeen ne man ab gox léeg-léeg mu am chance bu rëy alors Thiénaba am na chance parce que autoroute à péage bi fi la romb boo jëlee les rails nga xam ne mooy wàllu saxaar gi jàpp leen ci wàllu taarix saxaar mu ngi fi jaar ci jamonoy 1908 dañu tabax jumaa ji fin 1906 dugg 1907 ñu teg ci at raay bi romb Thiénaba alors Thiénaba Gare ñu sanc ko ci 1929 mu nekkoon dëkk bu nga xamante ne nii ci wàllu économie arachidière maanaam wàllum di bay gerte ak di ko fa jaay ak seko yi dafa nekkoon carrefour ci wàllu koom-koom ñu jàpp ne bu dee d'ici 2024 dañuy dekkalaat raay bi war nañu ñun ñu mën a anticiper pour que gaaru Thiénaba Gare mairie bi liggéey ci ba mu doon lu nga xamante ne nii mën na soxali gox bi loolu tamit ñu ngi ciy liggéey. ci beneen point bi nga xam ne mooy ñeenteelu point bi mooy lu laal les élèves et les étudiants
alors foofu man yaakaar naa ne bokk naa ci njëkk maanaam samp ci université de Dakar en 2002 donc boobu sax ñaar laay boole dama doon jàng di daw nekk équipe nationale du Sénégal en tant qu'athlète. alors dañu daan cotiser comme ni ma ko waxee nii je pense que après suñu génération yaakaar naa ñoom ñooy ñëw dañu daan cotiser pour mën a am subvention li ñu xalaat aussi mooy bu ñu rombee subvention yi nga xam ne bii passé mat na 3 millions mooy ñu jàngal les étudiants naka ngay wutee stage naka ngay wutee liggéey nit mën na am diplôme mais du xam naka lay defaree CV ndax boo fi nekkulee sa CV moo lay représenté donc loolu aussi dafay laaj ñu former étudiants yi ci naka ngay wutee stage ba ci sax boo toogee di laaj liggéey naka nga mën a waxee loolu lu am important donc loolu la ñuy tuddee un peu management te loolu yaakaar naa ne am na ci programme bu am solo bu nga xamante ne nii ñu ngi ciy liggéey ci fi may jeexale nag mooy maa ngi sant di gërëm les médias parce que bu ngeen xoolee tuuti ci ginnaaw il y a 10 ans li tax politiciens yi gën a góorgóorlu gën a farlu mooy que ne seenub liggéey médias yi ñoom ñooy assurer un travail de réseautage donc connexion boobu mooy tax ñu daal di mën a am visibilité kon ñoom war nañ leen gërëm war nañ leen sant ndax ñu ngi def liggéey bu am solo ku mel ni Thiénaba TV Gindiku Daawur TV loolu sax moo tax ci daaw ñu amoon idée ak monsieur le maire samp télévision bu ñuy wax 2M mu nekk télévision municipale pour permettre link boobu bi nga xam ne dafa war a am entre population yi ak mairie bi donc loolu day tax liggéey bi gën a mën a dox man nag yaakaar naa sëñ Ndiambé foofu daal laay tënkee samay kàddu di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu kilifa gi nu nekk tey ci dëkkam bi muy le xalif général sunu baay Assane Seck ak mboolem famille Ahmad ak Seck yëpp di leen siyaara di sant itam groupe bi nga xam ni ñoo toogan fii tey di def liggéey bi di rafetlu seen liggéey bu baax ndax lépp loo xam ni lu war ci lu ñu weesu def nañu ko lu war ci lu ñu jublu itam def nañu ko kon dama jël kàddu rek pour sant leen ñoom équipe bi nga xam ne ñoo doon def liggéey bu sell bi di gërëm d'abord Adama mi nga xam ne moo doon lire exposition bi di ko sant ak monsieur Diop fa tabarakallahu ndax lii fi Adama wax doonul loo xam ne dañu ko wax rek ngir ni dañu bëggal askan wi dafa am loo xam ni dañu ko def ku dem teg ci sa loxo am ci loo xam it dañu ko nisër ñaan yàlla mi nga xam ni subhaanahu wa taala mooy jàppale jaam bu yàlla dogalee ñu jëm ba yàlla dogal ñu toogaat fi loola ñu jëfal ko askan wi benn point rek laa xam ni dinaa ci dolli tuuti éclaircis muy bi Adama doon wax ndax dama ci xam dara ndax doonul promesse muy wàllu piste Thiénaba ba nga jaayankeel dafa nekk loo xam ne ci kàttanu borom bi dafa nekk en cours doonul loo xam ni dañu koy wuti parce que man mii wax ak yéen maay président commission de marché jeudi passé la ñu def offre yi nga xam ni mooy consultant yi nga xam ne bu yàlla dogalee ñoo war a contrôler liggéey bi ñu def seen offre ñu doon ko dépouiller le 6 le 11 passé bërki démb ñu doon def ouverture des prix appel d'offre bi nga xam ni mooy wàllu piste bi yàlla dogal 8 entreprise kenn ku ne soumissionné woon nga yàlla dogal nun def nañu sunu liggéey kon loolu li ñuy ñaan yàlla rek yàlla yeggale ko ci jàmm waaye doonatul promesse lu yàlla dogal ñu def ko ba pare la kon loolu rek laa noon dinaa ko gën a leeral nit ñi bu ko defee ñu xam ni ci taxawaayu monsieur le maire ak i partenaire am piste boobu yàlla dogal na def nañ dépouillement bi ba pare ci kàttanu borom bi tàmbali rek moo ci des ndax saa yoo defee dépouillement am na certaines entreprises yoo xam ni dañuy am tuuti manque ci seeni document mais da nga leen di jox délai ni leen jour tel na nga ñëw compléter say dossier loolu rek moo ci des bu ko defee ñu war a jox ki nga xam ne moo gagné liggéey bi mu kàmbali liggéey bi loolu rek laa doon joxe éclaircis di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi tudd
ci yàlla ci kàttan mi yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Njàmme nu ngi leen di sant bu baax di sant waa Thiénaba TV ak mbooleem organes yi ne ci commune bi yëpp ndax lépp loo xam ni bañ fi toogee tey nu ngi koy dox yéen a ngi ñëw joxe seen xalaat jotale ko fa mu war a yegg fépp kon yàlla mi am seen pay yàlla na leen fay ba seen réseau bi dem ba am télévision comme tout le monde mu ngi leen di sant bu baax loolu rek laa ci doon dolli ngeen baal na wax wasalaam. di leen jégglu ci toogaay bi ñun nag dañuy ñëw rek pour confirmer ndax lii ñu fi aada lépp présenté lépp ku mu doyul dara dootu la doy li mu wax lépp waxuñu ko pour nekk fi war a neexal population bi lu ñu réaliser la lu am la lu ñu mën a teg loxo la ndax lu ci bari ñun ñii seede nañ ko wàllu social ñëpp xam nañu monsieur le maire moo ci man kooku man ci laay njëkk a wax éducation noonu sa lépp li ñu wax fii lépp lu ñu mën a confirmer la ñun ñuy taxaw li aada présenté aussi ci li ñu war a li war a ñëw ñu war koo defaat loolu ay ponk la rek lu mu dindi lu mu tànn wax ko mais am na yeneen yu des wàllu acteur communautaire yi monsieur le maire ten mi ngi ci incha allah bu ko yàlla joxaatee mu jël beere bi am na lu ñu ci programmé acteur culturel yi aussi noonu ndax ñëpp ci citoyens yi la ñu bokk kon da koo dëxañ rek noonu ci biir ñun jigéen ñi nag ñun man waxuma saabu du fóot boppam mais ñëpp fépp jigéen bu nekk ci commune bi 38 villages yi xam nga ni maire wax dëgg yàlla boo waxalee yàlla rek xam nga ni gis nga sa bopp ci kayug maire gii waxuma omo bi mu joxe ñu koy liggéey de ndax omo boobu 38 villages yëpp daf ca dem dañoo def convoi fii Madaar ñëw ni ñu de jigéen ñi dañoo bëgg maire jàppale leen ñu liggéey te yàlla tax ñu ni dañuy leble Madaar bi maire na débloqué xaalis lebal ay jigéenam ñu am départ monsieur le maire moo njëkk ni déedéet xalaatumaa jël di lebal sama jigéenu commune ñuy liggéey damay may sama jigéenu commune kon loolu tey man mii en tant que présidente ànd suqali suñu gox muy commune Thiénaba man mën naa seede loolu ak groupement yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci gis seen bopp ki bokk ci maire ak ku bokkul ci maire toute la commune ñëpp gis nañ ci seen bopp ci lañ commune yëpp xoolee ni ñu caravane boobu neex lool ci Thiénaba ñu defaat caravane dem ci commune yëpp yi nga xam ne ñoo bokk ci arrondissement Thiénaba ñoom ñëpp seen maire jéem a toppandoo ni monsieur le maire def kon loolu tamit lu ñuy sant la lu ñuy gërëm la monsieur le maire jigéen ñi sant nañ la gërëm nañ la jeunesse noonu ndax boo nee jigéen ñi am na ay jeunes am na ay ñeneen li ñuy wax nag mooy tey jii ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune Thiénaba monsieur le maire dañu ñëwaat ci financement mu ni avant INSEC di ñëw am na financement bu fi jaar bu gaaw dañ ñëw boole ñoog benn banque ñëw boole ko di la cautionner 15 jours nga jot sa xaalis ku pare laajuñu récépissé laajuñu dara def leen seen groupe 15 jours nga ñëw nga jot sa xaalis boobu loolu gisuñu depuis Thiénaba que nekk Thiénaba boo gisuñu ñun jigéen ñi ku ñu defal loolu kon loolu mën naa seede ni loolu lu réel la loo xam ne jigéen ñi ñu ngi ciy gis seen bopp 60 millions yi képp ku ci gisul sa bopp rek yaa ñëwul ñëpp la ñu woowoon ñu ñëw indi 60 millions commune Thiénaba macha allah ñu ngi ci gis seen bopp ñu ngi liggéey di fay kon ñu ngi ñaan yàlla eggaleel ñu ak suñu sago depuis si yàlla defee ñu jë monsieur le maire jëlaat maire bi lii mu def lépp dina ànd ak équipe bi nga xamante ne ñoom la ko àndal di ko den liggéey tegaat loxo ci maire bi liggéey ko ci liggéey bu sell ngeen baalu ñu àq. presse bi maa ngi dañoo bëgg a dégg wala ñu bëgg a gis tey te amuñu fitu ñëw ca mairie ba ci presse bi rek la ñu mën a taxaw te jigéen ñi dama leen di ñaax ñu dem ci mairie bi monsieur le maire wan na leen yoon de ñun de ñeme nañu mairie bi grâce à monsieur le maire kon nag yéen ñëpp ku na ngeen fexe dem ca mairie ba jël la ngeen moom mooy information bi ngeen soxla bu leen xaar dara def leen directement ca mairie bi ngeen jëli seen information. ñoo ngi leen di nuyal te di leen jaajëfal di ñaan yàlla na yàlla dolli seen sutura te dolli xéewale bu baax waaw sëñ Ndiamé li nga laaj léegi mooy xam naa jëkkoo ma ko laaj tey xam naa yàgg ngeen ma soññ ni pour ñu def sunu bilan may leen mën na ne waaye maa taamul maa def nangam dina yaa ko def moo ko gën may leen bis na jot ñu ni leen maa def nangam moo def nangam te kenn du ko weddi waaw ginnaaw deful nag jiitu na tey def na tegu na ci na kenn weddi li nu wax fii
amul lenn lu ci doon tawari boo ànd ak moom balaa jant so mu teg ci loxo loolu nag moo gën xam nga dinaa def nangam da koo gën waaye it fa nu jëm àggagun fa danoo commencé wu yoon passé nañu xaaj nag passé nañu xaaj ndax li gën a jafe da ci ëpp laal nañ ko am na lu des lu bari nag waaye loolu bu ko yàlla dogalee incha allah bi dinañ ko àggale ndax danoo wax ne bu ñu jotaatee 2e mandat dinañ ko àggale te dinañ jot parce que yàlla dinañ ko jox parce que président Macky Sall bi muy jël réew mi kilifa yi danoo toogan dugg seen roq yor seen kurus di ñaan ni yàlla yàlla nag ñu jox ki gën ci réew mi ñu dem élection président Macky Sall génn kon moo gën ci réew mi waaye ñu nit bi ñuy wëraat li ci ëpp mooy seen wax mooy ki fi gën yàlla na ko fi yàlla teg te àll bi nag nee maa ci gën kon man lañ fiy tegaat di santaat yàlla bu baax nag ci bi nu mënee taxaw fii tey tàllal suñu loxo siggi ndax dañoo yeneen yan bi diis sunub sikkim tegu suñu dënn mënuñoo siggi tey nag siggi nañ mën a xool nit ñi lan moo des tàllal loxo mooy bu nit ñi joxeatee ñu àggale ko tàllal suñu loxo ni wàcc nanu loolu la ñuy ñaan yal na ko yàlla def loolu nag su ma nee am équipe bi ma wër moo tax xam nga équipe lu am solo la ci départ ku ko weddi rek demal ci équipe nationale seet ñi gën a yées nga teg leen fa bu nu demee dañuy daanu ñu nag loolu daluñu sama équipe bi gën ci équipe nationale la ku nu taseel dinañ la dóor ndax nag xawma national la xawma Afrique la xawma régional la waaye ñun li wér te wóor mooy meilleure équipe mooy ñun kuy dajal ñun na nga xool bu baax dugal na rek ngay déggaat loolu nag gaañi laa koy wax kuy sóoru da ngay sóoru sa morom président Macky Sall noonu na waaye gars yi bu leen yéen yedd ku tàmmub jël su amee fan daanuwul il faut mu song ko man foofu la gars yi jëm di sant presse bi bu baax aussi di leen gërëm li ma fi dégg nii xam nga boo gisee ma di ko toog ba yàgg ma demaat day am loo xam ne su ma teewee mën nañ ma ko rusi sax wax ko te demewul noona moo tax ma duggaat ci néeg bi lun la wax fii loolu moo am léegi nii maag góor am na ci loo xam kenn tudd ko waaye pare na ba pare léegi laay soog a ñëw nii am dëkk yoo xam ni problème courant bi laa leen waxal ni leen fekk élection duma leen ci wax dara far yàlla tey waa ji andi ko tey mu ni nan dem ma xool ko am na benn dëkk boo xam piqueté nañ ko ba pare mais ya dend ak moom nag laa bëgg mu yóbbaale ko te nee na mën naa ne kon nag ñu sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen sant di dellu di santaat Baye Serigne Thiénaba bu baax Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yal na yàlla seral ay yaxam di sant magam yi ko jiitu waaye di sant baayam yi ko jiitu waaye di sant maam Ahmadou nag mi nga xam ne moo nu fàkkal lii tey Baye Assane Seck mii fi nekk yal na ko yàlla dolli wér te yàggal na ko ci sunu kanam te projet yi nu naal mu fekke lépp danoo bëgg Thiénaba ak li ko wër ñu bàyyi ñoo Baye Assane ci sunuy xalaat ñu liggéey bu ko kenn teqatal bu ko kenn yàq ndax nag nit bu amee njaboot muy doomam di taalubeem mu bëgg a liggéey dañ koy bàyyi ak moom nit ñi nag lu baax am na ñoo xam ñoo ko fekkewul du ñëpp nag waaye loolu nag maa ngi ciy sant Thiénaba Seck sostuma ñi nga xam ne ñoo ŋànk Thiénaba muy kull ko sant Seck Baye Assane Seck ak i doomam ak i sëtam
ak i taalubeem ñëpp jàppale nan ma ba ma xam ne jàppale nan ma kon maa ngi leen di sant maa ngi leen gërëm di sant sama responsable yi nga xam ni ñoo dend ak man di ma jàppale bàyyiwuma kenn waaye nag il faut ma suqi Adama Diop di ko gërëm ci taxawaayam di ko gërëm ci fullaam di ko gërëm ci ak njubam waaye di ko gërëm ci ak tabeem mboolem ñi ma wër dajeeg ñoom sax moo gën nga dajeeg man te man ku ne xam na ne ku dajeeg man doo ko réccu kon nag ku nu xool xam ne dajeeg yow moo gën dajeeg meer kooko tànneef la wëlbali ko du sant Daouda Diop professeur Daouda Diop di boroom xam-xam di boroomab yar di boroomi teggin waaye danoo wax ni ku toppewul kenn du la topp te moom nag daa fësal yéene ñu topp ko baren di déwén den xam kenn ku ne ak kalaman waaye den xam ku yéene ak ku yéenewul kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla daal yal na yàlla dolli sutura élection yu jëm nag li ma ci doon wax laay waxaat ñëpp suñ njaboot la ñoo bokk commune bi muy juróom-ñetti candidat ak man muy juróom-ñeent kenn génn ci commune bi ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk bàyyi ñun nag lépp lu ngeen dégg lu dul noona jógewul ci ñun maa ngi bëgg nag ñëpp sàmm ko maa ngi bëgg ñëpp sàmm ko bala 23 ku ko yàlla jox ñëpp félicité la maa ngi la doon seetaan ngay laaj bu nu ci àggee est-ce que bu nu gañee ku nu gañee di nga félicité sa morom nga ni waaw kooku man ci man lañ koy jëlee dama ñaan yàlla bu dimanche ca ngoon di la 23 na ñëpp jël seen téléphone te taal seeni oto fekk ma fii félicité ma te loolu mooy am bi ci des mooy ma bëgg ñu def ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mboolem 8 candidats yi yàlla bu ci kenn xure ko yal na leen yàlla sàmm ba nu fekke ko ci jàmm ñu xëy dem wate ji waaye ku wate duggal sa kër bu kenn coow man de maa ngi fasal yéene du ma fekke fu nuy coowee du ma ko digle te sama waa kër duñ ko def kon maa ngi sant yàlla bu baax di leen sant di sant presse bi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla gën leen a jàppale di leen la ma leen waxan démb laa leen di waxaat maa ngi seen wet maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw directeur Alpha Sarr maa ngi koy sant maa ngi koy ñaanal di sant Géeju ak Talla Niass ak ñeen ko bokkal ñëpp waaye di la sant sëñ Njàmme yow mi nga xam ni yaay seen mag taxawaay bu mat sëkk di liggéey ci Thiénaba ba ñëpp kontaan yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla suturaal leen yal na yàlla gën leen a jàppale waaye nag di sant ñi ci suuf nga xam ne bu gaa yi dawee ba ñëw ba njaq ñoo leen di jox morso ñu fomp tàng ndox jox leen ñu naan yàq ñu lekk ba regg ñoom itam maa ngi leen di sant muy sama njaboot gu nekk ci kër gi nit loo ko yilif bu la defalee lu baax da nga koy sant da nga koy gërëm en tout cas daal leneen li ci des nag dama koy dëxëñ ba dimanche ca ngoon ba set di altine ba karawaan bi départ jëm ci kër xalifa bi buñ fa jógee jëm jaayaan soo ko dellusiwaat fii Thiénaba ma invité gars yi nag